Chers téléspectateurs maa ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm suñu numéro bu bees bu jeune femme dynamique tey nag jeune femme dynamique day taxaw waxtaanee li nga xam ne mooy coronavirus nag feebar bi ba mu duggee suñu réew def na at le 2 mars 2020 ba ren ji ba mu fi duggee nag dañu nemmeeku xeex bi nga xamante ne sénégalais yi takku nañu ngir xeex li di mbas mi rawatina jigéen ñi ci xeexu mbas mi dañ leen di gis ci personnel sanitaire bi dañ leen di gis ci organisation yi dañ leen di gis ci volontaires yi ñuy xeex lii di Covid-19 ba tax na tey ngir waxtaanee lutte bi nga xam ne engagement bi nga xam ne femmes yi am nañ ko dans la lutte contre le coronavirus dañuy dalal kii di Ndiémé Guèye nekk relais communautaire fekk baax foofu ci Tëngéej di liggéey ak poste de santé bu Këri Suuf Ndiémé ñu ngi lay nuyu. salaamaaleykum Asuma maa ngi lay fay maa ngi nuyu téléspectateurs yi man maa ngi tudd Ndiémé Guèye nekk relais communautaire ci poste de santé bu Këri Suuf nekk ci Tëngéej waaw. ci wetam am na docteur Diama Guèye mu nekk médecin nekk responsable CTE centre de traitement épidémiologique bu Diamniadio docteur Guèye ñu ngi lay nuyu. waaw merci Ousama maa ngi lay nuyu yow tamit di nuyu tamit sama naataango yi honorable député Soda Marème ak soxna Ndiémé mi ma nekkal ci plateau bi di nuyu tamit téléspectateurs yi. am nañ fi comme nu mu ko waxee léegi honorable député Marème Soda Ndiaye moom mu jiite pôle sensibilisation bi du Revocap nekk benn réseau bi nga xam ne dañ ko teg en appui au personnel sanitaire depuis le début de la pandémie gis nañu seen taxawaay honorable ñu ngi lay nuyu di la dalal. waaw maa ngi lay fay bu baax di la ziar Osama di nuyu bépp téléspectateur u femme dynamique et que di ñaan aussi ñu am fi débat bu am solo boo xam ne askan bi dinañ ci jëlee njëriñ di nuyu aussi sama co-débattrice yi nga xam ne ay jigéen yu am takku ak Pastef lañ donc docteur Diama ak Ndiémé donc di ñaan yàlla rek ñu am fi débat boo xam ne askan bi dinañ ci jëlee njëriñ. voilà donc engagement jigéen ñi ci lutte contre coronavirus dañ koy gis sphère yëpp bu ñu demee ci ñi nga xam ne ñooy dirigeants yi sax dañ fay fekk jigéen bu ñu waxee loolu suñu xel day dem ci docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye moom mu nekk directrice générale de la santé publique mu nekk jigéen taxawaayam am solo lool ci xeex bi di coronavirus dañuy dem xooli benn portrait bi nga xam ne Boubacar Dieng defal nañ ko daal di dellu si waat ci plateau bi. bés bu jot lii mooy liggéeyam xool këyit yi nga xam ne ci mbasum coronavirus lañu aajowoo Marie Khemesse Ngom Ndiaye dafa am jaar-jaar bu yàgg lool ci wàllum santé moom nag ñu ngi ko tabb mu doon directrice générale de la santé ci weeru octobre atum 2017. direction générale de la santé dafa nekk ci ñetti direction générale yi ñu am nañu direction générale léegi des établissements de santé public comme privé parce que chaque fois nga dégg ñu ne est-ce que privé baa ngi ci biir privé bi xam naa peut-être su ngeen duggaatee léegi dinaa ko wax dañ leen di jaral ndokkeel. bu ma fi nekkuloon beneen directeur général mun na wax ak yow beneen directeur parce que fii ma nekk nii ci direction bi am nañu juróom benn direction am na fi nga xamante ne mooy saytu prévention mooy ne lépp luy aaraate mooy ne vaccination fa la nekk surveillance épidémiologique fa la nekk am na ki nga xamante ne mooy direction la lutte contre la maladie mooy ne lépp luy wàllaate rawatina mbas mi mu nga ci biir lépp loo xam ne wàllaatewul li ñuy wax maladie non transmissible chronique mu nga ci biir mooy ñoom diabète mooy ñoom hypertension insuffisance rénale mooy ñëpp boole na yi nga xamante ne sax dañ koy judduwaalee lu mel ni drépanocytose lu mel ni hémophilie tëjuma ko yëpp ci foofu la rek direction lutte contre la maladie man yàlla def na ne foofu la ma ministre Abdoulaye Diouf Sarr jëlee indi ma fii ci wóoluteem ma ko ci gërëm di ko sant ndax moom moo ma wóolu teg ma fii jox ko président de la république sama tur ba mun ma fee teg. minute bu nekk seconde bu nekk doon loo xam ni dafa am solo lool ci moom mile ndaxte ay journéem dafay chargé lool. donc nekk lu yomb ku la wax ne yomb na yombul mais nag boo egsee si fi ñu egsi dañ ciy sant yàlla kontaan ci wax ne lépp loo gis lu metti xëy na fii xam nga fii heure bi yaa ngi ma fekk ma toog fii xam nga tegaluma borom kër gi reer mais moom dina ko comprendre parce que day nekk participation ci lii may def bu ñu ko jàppee noonu ñun tamit ñu bañ di déborder rek yaakaar naa ne kër gi dina neex. moom waajuram bu góor mu ngi jóge ba Mbayar nekk ci diwaanu Bawol yaayam nag
jóge Mont-Rolland nekk diwaan bu nekk ci région bu Thiès Marie Khemesse Ngom Ndiaye di ab séeréer catholique defee école primaire ci diwaanu Diourbel moom sax njàngam yépp ba ci université fii ci Sénégal la ko amalee. man nag Sénégal laa jànge Sénégal rek laa xam fii laa juddoo man maa ngi jànge Diourbel ndax fa laa juddoo ba ma jàngee am certificat am entrée en sixième sama papa tamit ma di ko ñaanal moom sama yaay yëpp fa ñu nekk wax dëgg yàlla gën a leen bu baax fii nekk ci àjjana yi ak ñëpp ñu leen fay fekk di wax ne moom moo xëy rek ne na sama doom bu jigéen nekk médecin moom nag mënuma mus a wax lan moo tax ba tax dañ wax xar tamit ne leen du ma ko bàyyi mu jànge lycée technique CMT sama xarit yëpp nag jànge fa mu bëggoon fa toog mais mu ne ma dama lay yóbbu pour nga def série générale donc loolu moom mu yóbbu parce que Diourbel da doon ragal bien que sax ba 3e la woon mënoon na ma fa bàyyi mais très tôt mu dugal sama bopp bi ne damay nekk médecin yóbbu ma cours secondaire yi ñuy wax Sacré-Cœur bu Collège Pidouze foofu laa jàngee ba am li ñuy wax bac série D damay tooñ sama doom bi naa ne ñun ñaari bac lañ am donc filtre ba metti woon na trop donc série D foog naa mooy S2 bi ñuy def sciences naturelles maths ak physique après ci laa ñëw Dakar jàng donc sama jàng yëpp Sénégal la après nag wax dëgg yàlla bi ñu ma indee ministère de la santé am naa yenn bourses yi dem jàngiwaat dem dolli ci li nga xam ne mooy santé publique. dëgër xam boppam Marie Khemesse Ngom Ndiaye def na ko ay kàddoom nag amul lum si naatable ñàkkul ni sax tiit ngeen si bu muy joxe point du jour. salaamaaleykum maa ngi leen di jottali fii nga xam ne ci la mbas mi ñuy wax Covid-19 tollu ci Sénégal ci altine tey ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru avril 2020 ministère de la santé et action sociale jot na résultat yi ma leen di waaj a jottali ci juróom-benni téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar test yi nga xamante ne def nañ ko juróom-benn fukk ak ñeent ñoo ci dellu si ànd ak doomu jàngoro ji. bu leen ko jàppee lii si moom la bokk Marie Khemesse dafa doon nit koo xam ni wax ji nu mu ñëwee noonu la koy waxee. waaw wax ji dëgër na gis nga même bi may wax nii xam naa wax ji dëgër ji moom léeg-léeg sax mu bëgg ko dindi mais xam nga nit ni mu bindoo la dama doon am nag malchance di tomber si mu yéeg ci kaw léegi nag xam naa ne docteur Ndiaye moom bi yoon moom la ñuy wax ne moom ndax moom fi la ko fekk di wax ne moom moo yor direction de la prévention de suñu porte-parole. moom mi lay ñu ngi ko may borom kër bi mu tolloo ci ñeenti atu njàng ci wàllum médecine li nga xam ni nag moo di liggéeyum directrice générale de la santé ak liggéeyu waajur bu jigéen amul benn gàllankoor bu mu ko indil wante dafa fekk mu am ci njàppaleek famem ay dëkkandoom naka noonu njàppaleek borom këram nga xam ni ab professeur de mathématiques la ci daara ju kawe ji di université Cheikh Anta Diop bu Dakar. merci beaucoup Boubacar Dieng donc loolu moo nekkoon nataal wala portrait docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye nekk jigéen nekk au devant de cette lutte contre le coronavirus Marème Soda ci yow laay njëkkee je pense que gis nañu taxawaay docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye mais du ne gulet ci réew mi parce que moom daf ñuy rappeler ki ci mel ni docteur Eva Marie Coll Seck ba fi Ebola duggee taawam la moo fi nekkoon donc loolu rek di confirmer ni jigéen ñi yàgg nañu am taxawaay bu am solo ci en matière de santé. effectivement ni nga ko waxee dëgg la parce que yàgg nañ fi am ay jigéen yu am taxawaay ci wàllum santé et ni nga ko waxee docteur Khemesse bokk na ci aspect gouvernance bi ñi nga xam ne ñu ngi nekk di gérer mbas mi moom en tant que directrice de la santé waxoon nga ko ci kawu Ebola bi donc ak professeur Eva Marie Coll Seck nga xam ne moom mbirum maladie infectieuse ak yooyu la xam donc wane nañ ne jigéen ñi am nañ taxawaay bu baax ci mbas mi waaye li mbas mi gën a génnewaat itam muy bu weesoo aspect gouvernance bi fépp ci chaîne de transmission yi ci échelle de gouvernance yëpp yaa ngi fay gis jigéen donc muy médecin muy infirmière muy bàjjenu gox muy volontaire fépp jigéen ñi am nañ ci taxawaay parce que mbas mi dafa wane ne xeexu communauté la pandémie la épidémie la te épidémie nag communauté moo koy xeex te xeex bi
gis nañ jigéen ñu naan jigéen est la mère de toutes les sociétés donc jigéen ñi dañ am taxawaay bu baax ci xeex bi donc tey bu ñu gisee ñu mel ni docteur Xemes bu ñu gisee ñu mel ni docteur Kadja bu service des maladies infectieuses nit day feebar ba wér sax di leen gërëm donc bu ñu gisee ay ñoom docteur Jama ñoom ñi nekk dalal jàmm et cetera donc à chaque fois dañuy wax ne dañ leen toppatoo bu rafet man exemple bi nga xam ne moom ma gën a marqué ci mbas bi ak relation yu ma gis médecin yi am ko ak maladie mooy benn jour bi ma demee service des maladies infectieuses ma tase ak docteur Kadja di raccompagner benn malade bu nga xam ne mag la woon feebar na ba wér mu ngi ko téyel mbuusam di ko accompagner yóbbu ko ba ci oto bi koy yóbbu mu ñibbi mu tàllal ko loxo donc dafay wane ne rek faj dafa war a ànd ak yërmande faj il faut nga am patience parce que malade bi moom wér rek lay kii donc moom bu ñëwee ak état d'esprit wam yow xëy na nga am noo ko teeroo rek day difficile mais li ñu gis ne suñu personnel de santé ma jaare fa tamit di leen jaajëfal bi mbas bi taxawee ba tey wane nañ jàmbarte wane nañ ndëgër laay donte moyens yi xëy na matewul mais ñoom dañu gëm takku que ne ñoom bu ñu wanee exemple rek askan bi dinañ ci topp donc may jaaree ci loolu di leen remercier di leen féliciter et day wane rek ne que jigéen ñi am nañ taxawaay depuis ci leadership féminin du rek da nga féete ci mbirum santé wala mbirum benn da nga war a yaafuus donc taxawaay bii mu am dafay refléter jàmbarte bi nga xam ne suñu jigéen ñi am nañ ko et di ñaan yàlla suñu doom yi suñu rakk yi ñu mën leen roy parce que jigéen bokk na ci ñuy tabax àdduna jigéen bokk na ci ñuy tabax société. effectivement gis nga yaa ngi ko doon énumérer léegi chaîne de riposte bi nga xam ne moo am ci pandémie dañ koy gis ci décisionnaire yi ba ci suuf donc bu ñu jëlee kaaw docteur Diama Gueye moom mooy responsable CTE bu Diamniadio xam ne dañu ba fi mbas mi duggee dañu teg ay centres yi nga xamante ne ñi feebar foofu lañ leen di traité wee yow ngay diriger loolu et avant yow amoon na ku ñuy wax docteur Ndeye Maguette Fall moom it mu doonoon jigéen. mu jógee fa jigéen wutu ko kon lu ñuy wax dafa nekk lu réel ci terrain bi docteur Diama naka ngay dundee loolu. waaw merci Oussama man fi may tàmbalee mooy sama nomination en tant que coordonnatrice responsable bu CTE Diamniadio ci deuxième vague bi la première vague bi maa ngi woon dalal jàmm bi ma nekkee dalal jàmm j'étais là-bas en tant que médecin dañ doon dugg ci biir di solu nga dugg ci biir dafa ay waxtu génn te ñëpp xam nañ ne première vague bi ni mu gënoon méttee mooy que ne dafa nekkoon doomu jàngoro bu bees kenn xamu ko ñëpp ragal bi du woon rek ci population mais même ñun personnel de santé dañu ragaloon waaye mën naa ne suñu jom lañu àndaloon rek ak suñu njàmbaarte waaw ak suñu serment comme dañoo giiñoon ngir mën a xeex ak doomu jàngoro bi effectivement jigéenu Sénégal dañoo jàmbaare ndax ñun suñu centre bi nekk par exemple Dalal Jàmm mooy centre bi gën a rëy ci CTE wu Sénégal yëpp jigéen moo ko jiite muy professeur Louise Fortes donc man récemment ça fait ay 2-3 mois laa nekk di diriger CTE wu Diamniadio nekk fa tamit ak personnel bu dynamique jigéen ñi ëpp fa lool di góorgóorlu bu baax a baax jigéen ñi daal moom vraiment ay jàmbaar lañu xanaa kañ fi mu nekk nii kay ak deuxième vague bii nga xamante ne dafa mel ni doomu jàngoro bi dafa gën a am doole di ak variant yi ñuy wax te seetlu nañu mag ñi ñoo ci ëpp te mag mu feebar dafa métti mag bu feebar dañuy bàyyeeku duñu lekk ñooñu dañuy laaj ñu soutenir leen di waxtaan ak ñoom di leen di motiver di delloo seen xel pour ñu mën a tane ba mën faa génn sinon bu ñu duggee rek facilement duñu amati moral facilement dañuy bàyyeeku donc feebar bi da leen di ëpp doole donc vraiment liggéey bi yamul rek ci faj ci ay garab daf soutien psychologique boobu da ci am solo di waxtaan ak ñoom di leen di jege di leen xamal ne lii feebar la rek dafay jaar jàll loolu dafay am solo. soutien psychologique dafa am solo sensibilisation bi am solo communication bi am solo ba tax na ñu woo ki nga xamante ne mooy Ndiémé Gueye nekk relais communautaire je pense que ñoom dañuy nekk comme nu ko seen tur wi wundoo relais la entre personnel sanitaire bi ak ñii di population bi Ndiémé ci coronavirus bi am ngeen ci taxawaay mais bien avant coronavirus relais communautaire dafay liggéey di xeex ngeen fi lii di paludisme xeex ngeen fi yeneen ni maladie naka nga ñu mën a expliquer tey lan mooy liggéeyu relais communautaire ba sénégalais yi ñu seetaan gën a xamlanteeg volontariat forme de volontariat boobu. waaw Osama comme ni nga ko waxee rek relais communautaire mën naa ne ñun communautaires yi relais communautaires yi ñun ñooy première chaîne de maillon yi maanaam ñun ñooy dox
diggante ku feebar ak kii faj maanaam ñun ñoo nekk ci diggante population bi ñi nga xam ne ñoo feebar war a faju ak ñi nga xam ne ñoo leen di faj ci nan mooy relais bi mooy dem ci terrain bi mooy dem seeti ji ki nga xam ne dafa feebar mu dem waxtaan ak moom même ku feebarul sax relais bi dafay dem waxtaan ak yow seeti ji la sensibiliser la ñun suñu liggéey mooy sensibiliser informer mais nag ci information boobu da ngay joxe li nga xam ne loo maîtriser la ba pare mu nekk lu juste lu dëgg tamit. parce que dañ leen di former. waaw parce que dañuy former ñun dañuy former pour ñu mën a wàcc ci askan wi nag waxtaan ak ñoom te duñu beddi kenn duñu boddi kenn. ndaxte nit yi il faut nit booy dem ci moom am na noo war a demee am na noo boo demee tamit am na loo fay fekk tamit am na noo ko war a mën a gérer. waaw approche bi ndax nee nañ relais communautaire suñu benn kii Malick Boy maa koy nuyu de passage daf ñu doon wax chaque journée communautaire acteur communautaire sax dafa war a am ngan di nopp ak gémmiñ bu ndaw ngan di nopp mooy da nga war di déglu ñëpp tamit nga yor gémmiñ bu ndaw mooy ngay sa wax bu mu bëri daal ci di génne li nga gis ci terrain bi doo ko nettali ñun comme ni médecins yi di nekkee seen bureau nga wax leen sa consultation mu doon secret ci foofu ñun tamit loolu mooy suñu rôle. waaw d'accord loolu comme noonu daal. donc yéen dañ leen jël en compte par rapport à la politique de la santé communautaire yéen relais communautaire yi mën nañ ci citer yeneen jigéen yi nga xamante ne bu ñu jëlee forme de volontariat et d'approche communautaire de la santé lu ci mel ni ay bàjjenu gox ñoom tam ay jigéen lañu di jouer rôle bu am solo ci li nga xam ne en matière de santé de façon générale. Marème Soda Revocap moom coronavirus ba mu commencé gis nañu taxawaayam gis nañu action yu muy mener sur le terrain est-ce que mën nga ñëwaat ci initiative bi ku ko porté ak lan moo tax ngeen jóg ne lii kat il faut un appui supplémentaire au personnel de santé par rapport à la pandémie. waaw maa ngi rafetlu bu baax question boobu parce que damay siy jaaree di remercier les 400 volontaires ñeenti téeméeri ndaw yi nga xam ne dañu takku jël ay risques doon dem docteur wax na ko pandémie bi muy ñëw dafa ànd ak ay incertitudes yu bëri xamuñu ko woon mais ñoom ñu bàyyi seeni kër biñ naan nit ñi toog leen seen kër ñoom ñuy dem di sensibiliser di yóbbu ay masques di dem foo nga xam ne peut-être ni jël sax ay risques pour seen ay waa kër donc maa ngi leen di nuyu bu baax de Revocap mooy le réseau des volontaires communautaires au personnel de santé bi mbas mi ñëwee ñun dañu ne baax na torop ku nekk di def ci sa côté mais li am solo mooy nañu boole suñu ay doole parce que nee nañ benn bantu bale mënul setal kër waaye sayu bantu bale mën na setal gox donc ñun ci approche boobu lañ dem ñu dem rencontrer ñu mel ni ay professeur Seydi ay docteur professeur Massamba Diouf ñoom ñi nga xam ne ay médecins agrégés lañ d'ailleurs première vidéo bi nga xam ne sax prof Seydi def na ko di sensibiliser sénégalais yi ne leen mbas mi pandémie la te pandémie communauté moo koy xeex ñun Revocap ñoo ko demoon def filmer ko et cetera bu mu wër àdduna bi tax chef religieux yi ñëpp comme jug ci xeex bi donc bi loolu wéyee ñu am ay professeurs ñu mel ni Ndioro Ndiaye ñu mel ni madame Dior Fall Sow procureur ñu mel ni ñoom Alioune Tine ay directeur d'ONG yu mel ni ay député comme ancien député yu mel ni Cheikh Oumar Sy ñu am ay journalistes nekk nag di liggéey ak médecins yi donc ci biir loolu ñu am ñeenti tànk yoo xam ne mooy ëmb peut-être suñu liggéey pilier bi njëkk nga xam ne peut-être tey moo ñu valoir satisfaction yu rëy mbégte mu rëy ba tax nit ñi di ñu gërëm di ñu sant mooy le pôle scientifique nga xam ne professeur Seydi ci boppam moom mooy superviser les travaux de cette commission là am kuñ naan docteur Ibrahima Fall médecin chef adjoint bu centre de santé bu Ngor moom moo koy coordonné ñu am liñ naan pôle sensibilisation nga xam ne lépp luy volontariat lépp luy activité fa lañ ko nekk di def ak les 400 volontaires ñu am un pôle communication composé de journalistes d'activistes de blogueurs parce que ñun Revocap idée bi ñu demee mooy lépp ñëpp la lu ne ku ne ngi ci bugguñu boddi kenn moo waral ñu nekk di liggéey ak ñëpp parce que ci biir mbas mi dañ doon xeex lépp luy fake news moo waraloon ñu jël lépp luy mauvaise information bu baaxul ñu jël leen dugal leen ci biir pôle boobu nga xam ne bu pôle scientifique xalaatee jox ñu ko waa pôle sensibilisation ñu faram fàccee ko ñu yónnee ko nag waa pôle communication ñoom ñu tas ko ak
tasin bi war ci réseau yi ci télé yeeg ci rajo yi et cetera ñu am beneen pôle bu nga xam ne mooy pôle appui conseil maanaam ñëpp ñi nga xam ne dañu nekkoon ay ministres comme ñoom Amadou Tidiane Wone Ndioro Ndiaye Alioune Tine ñoom ñu ñuy xelal parce que stratégie lutte d'épidémie wala stratégie dans une période de pandémie dafay laaj lu ñu naan adaptabilité du rek li nga xës ba jàpp ngay jàpp rek mais day bouger parce que parfois situation yi changé et cetera donc looloo waral xëy na fii ak léegi nii ñuy doxee nag mbirum volontariat ba fii ma lay wax mu suñu jot benn dërëmu état parce que dañ jàpp ne participation citoyenne la ñun Sénégal moo ñu jàngal Sénégal moo ñu doon faj Sénégal moo ñu taxaw donc buñ nekkee ci ay difficultés dañu war a summi suñu ay mbubb dem wax ak askan bi. donc ku si nekk apport bi li nga mën nga andi ci réew. waaw mooy waral par exemple ñi naan honorable député moom daa jël oto bi mettre ko à la disposition du Revocap parce que dama jàpp ne oto assemblée nationale la bu peuple bi soxlawee parce que man dañ koy faral di wax c'est la voiture du peuple donc y a pas meilleur moyen. peuple bi nekk ci ay difficultés nga jël li la askan bi joxoon delloo ko parce que loolu mooy redevabilité médecin bi nga xam ne moom xëy na pikiir ak garab ak yooyu xam-xamam la am mu jël ko ki nga xam ne 100 francs wam la am 200 wam la am mu nekk benn modèle boo xam ne tey pendant 1 an parce que le 23 mars bi la ñuy am 1 an d'existence si la ñu nekk di liggéey te suñu mbëbët ak suñu xol ak suñu yéene ci Sénégal rek moo ñu encouragé. yaa ngi koy wax ni le 23 alors que maladie bi mu ngi fi dëgg le 2 c'était de façon très spontanée malgré ça on a vu une bonne organisation au sein du Revocap wax ngeen da ngeen am 4 pôles pôle bu nekk liggéeyam te pôle bu nekk bu liggéeyee jox beneen pôle ba mu wàcc ci askan wi. effectivement parce que ñun on s'est dit que ne xeex bi xeexu communauté la donc ñun depuis le départ suñu stratégie. dañ ko wàccee ci gox yeeg gox-goxaan yi moo waral ñu amoon programme bu tudd xeex corona ci sama gox maanaam gox bi buñ ko xësee jël pour ñoom rek xeex bi dina yomb xëy na moo ñu waraloon moo ñu valoiroon satisfaction yi mel ni ci première vague bi parce que askan yi woykat bi fecckat bi ñun dañ def activité sax ba def des activités avec d'anciens détenus ñu ne ñun dañu bëgg wane suñu citoyenneté ginnaaw bi ñu defee kaso et cetera ñu jàpp ci contribution yi moo waral ñu dem ci garage yi moo waral ñu def une cartographie des zones d'extrême vulnérabilité tey damay joxe rek benn exemple Liberté 6 Baraka ñun dañuy dem foofu laaj leen tey suñu amoon 1000 francs entre jënd masque jënd gel jënd détergent ak jox seen waa kër yi ñu añ ñoom lan la ñuy def ñoom munoo xeex ci mbas munoo xeex mbas ak biir bu xiif ñoom dañuy préférer jël masque jënd añ que di takk ay masque et cetera ñun ñu ne léegi ñun si suñu ay orientation nañ leen di doter en masque nañ leen di doter en gel hydroalcoolique nañ leen di jox saabu pour que au moins ñoom ñu mën a xeex bi et si loolu dañu gis communauté yi ni ñu amee jàmbarte tey mënoo dugg Liberté 6 Baraka te duñ la ne raxasul parce que dañ ko def seen yëfu bopp ak ànd ak seen bàjjenu gox buñ naan Tata Fatou Sy moom moo taxaw ànd ak xale yi donte amuñu moyens yi war mais ñoom dañu am jàmbarte boo jëlee exemple bu mel ni garage boo maraîcher parce que ñun Revocap nekkul ne rek dañuy ñëw def mais dañuy laaj partie prenante yi ku nekk parce que ñoom ñoo xam seen jàngoro ñoo xam ban message clé lañ mun a génne xëy na looloo waral peut-être ñun ñu continuer di exister ba ku nekk dañ lay jox cër bi nga yelloo ce qui fait que boo demee ci lébu yi ñu mel ni jaraaf yu sundooy moom dafay am ay histoire yum lay raconter bi ay feebar yu mel ni peste amee nga jël exemple Cambérène ñu ne ñoom seen viatique mooy Seyna Issa Rouhou Laye moom mi nga xam ne dafa amoon ay médailles d'épidémie pendant la période de peste loolu nag soo amul déglu comme ni ko njéeme waxee sa nopp yi yaatu sa dënn bi yaatu nga am bay ngay na gémmiñ bu tuuti doo ko mun def et loolu nag xëy na jigéen ñi tamit dañ leen ko baaxoo jigéen dafa tàmm di déglu jigéen day tàmm di dafa multitâche ni ñu koy waxee mën na defandoo fukki liggéey à la fois te jàngoro bu ñëw rek dañ ko koy laaj moom naka la ñuy gis ban saafara la si gis xëy na loolu moo waral. d'habitude dañuy ut sax ñoom ay moyens de lutte balaa solution médicale bi wala solution scientifique. effectivement bi ñooy njëkk taxaw docteur Diama yow yaa jiite centre de traitement épidémiologique bu Diamniadio buñ ko déggee dañuy bëgg xam lan mooy centre bi tey en tant que
responsable boo xëyee ci centre boobu sa taxawaay naka lay demee ci centre bi. bu ñu xëyee déjà li ñuy njëkk a xool mooy ndax maladie ci biir liñ leen war a defal yépp lu jëm ci wàllu faj bi lu jëm ci wàllu toppatoo bi ndax jaar na yoon ak tamit à chaque fois dañuy coordonner ak waa SAMU pour ñoom ñuy indi maladie donc chaque fois bu ñu xëyee dañ lay laaj tey ñaata malade ngay jël en fonction de ça ñu indi la ay malade boobu bu ñëwee médecins yi dañu koy recevoir installer ko expliquer ko traitement bi comment ça va se passer installer ko ci saalam en coordination bien sûr ak équipe bu médecins yi nekk sur place ak équipe bu paramédicaux yi de même que li ñuy wax les agents de la Croix-Rouge ñoom ñoo ñuy dimbale surtout ci côté hygiène bi ak côté désinfection bi. donc ci biir centre bi. volontaires yi dañ fi nekk ñu mel ni waa Croix-Rouge waaw ñuy liggéey ak yéen. foofu waaw waa Croix-Rouge ñu ngi liggéey ak ñun am na aussi ay infirmiers yu fay nekk ay sages-femmes ay médecins yoo xamante ne ministère de la santé moo leen contractualisé teg leen ci centre de traitement yi pour ñu jël en charge correctement maladie. donc yow en tant que responsable boo ñëwee. yow yaay xool sa capacité d'accueil. nag tey war nga mën a jot ay nit est-ce que des fois du poser problème nga xool. effectivement souvent day poser problème parce que des fois di nga toog nga gis ne man kat tey tant de malades laa mën a recevoir alors que sollicitation yi day ëpp loolu te loolu day nekk en fonction de ce personnel parce que bu fekkee amuloo aussi personnel bu bëri mënuloo jëlandoo malade yu bëri ci même jour bi donc foog ngay xool ni ngay jongler xool ñi prioritaire nga ne xaaral ma jël ñii suba ma jël ñeneen wala parfois sax nga xaw a forcer tuuti. loolu du ciy ñàkk donc nekk loo xam ne dafa yomb daal nekk loo xam ne dafa yomb parce que sollicitation yi day bëgg da ngay gis ko toog këram ne la man kat am naa sama yaay am naa sama papa mu ngi sonn instant yi amul oxygène foog ñu jël ko fekk te yow des fois day fekk nga fees léegi da ngay ji ma xool kat moo xaw a tane koo xam ne di nga ko mën a génne nga ni xaaral ma dugal ki nga xamante ni moo gën a sonn donc day nekk ay décisions yi nga xamante ni des fois du yomb mais comme dafay nekk li nga xamante ni tàmm nañ ko yàgg nañu ci nekk parce que Covid bi mu commencé ak léegi aussi mu ngi bëgg a yàgg depuis mois de mars donc boo nekkee ci biir depuis mois de mars di nga am au moins une certaine expérience boo defee tout recul di nga am vraiment approche ba xam vraiment ni ngay jëlee en charge façon catégorie malade yi ñu lay référé. d'accord yaa ngi koy wax mu ngi commencé yàgg par rapport ak ba fi Covid bi duggee man question bi ma am envie laaj la en tant que médecin. dañ leen former da ngeen jàng université jàng bu gudd sax nag étude médecine ñëpp xam nañ dafa gudd. mais est-ce que si seen formation yi dañ ci doon intégrer des cas yi nga xamante ne ay crise lay nekk comme ay pandémie comme ay épidémie parce que je pense que ñun ba ñu gëjee am genre xeetu épidémie yu metti c'était au temps de la peste mais yéen en tant que médecin ay ndaw est-ce que doon lañ leen inculquer gestion de crise yu mel nii ci seen formation. waa bon je dirais que non déedéet parce que bi may defee sama médecine ak léegi mu ngi bëgg a yàgg man j'ai fait ma thèse en 2008 mais j'avoue que nekkutoon ci suñu programme. mu dañ lay décrire juste épidémie lii amoon na fi épidémie tel amoon na fi donc dafa nekk li nga xamante ne aussi boo ko dundee c'est vrai que désastre la mais expérience la waaw di nga toog ëllëg bay nitali saa yi sët bi fi coronavirus amoon lii ak lii donc nekk loo xam ne dañ ko inculquer suñu formation mais am na lu ñuy wax benn module bi ñuy wax médecine de catastrophe boobu formation boobu aussi pour genre yi demee nii la mais boobu c'est un module à part nekk loo xam ne dañ ko intégrer forcément ci cursus médecin bi. Ndiémé nga nekk relais communautaire yow man dama bëggoon naa la laaj déjà question bu njëkk bi moo nekk lan moo la motiver pour que nga nekk relais communautaire en tant que jigéen lan moo nekk sa motivation parce que ba nga ko defee également yàgg na ça fait des années que yaa ngi nekk ci volontariat. waaw bon man dama nekk ci benn poste de santé ñëw fa nekk fa comme agent de santé communautaire ma nekk fa di liggéey kenn fayu ma dara mais man métier santé moom ma mës a neex. passion la ci man daal. may dem au fur et à mesure yenn saa yi ñu motiver ma dem ba nekk ASC ci poste bi. ASC mooy agent de santé communautaire. nekk ci biir poste bi di liggéey di defaale rôle yu communautaire des fois malade ñëw nga accueillir ko waxtaan ak moom kii ko orienté ko ne ko jaaral fii. yenn saa yi nga génn sax nit gis la ci poste bi nga sol blouse nga génn mu lay interpeller ci yoo xam ne du sa domaine. mais da nga koy référer teg ko ci yoon ba nga xamante ne nii. bu demee dina xam fan la war a jaar pour mën a faj soxlaam beneen bi ci des mooy bi ma demee ba ñu former ñu en tant que relais communautaire mën naa ne acteur communautaire sax ndaxte bu ma nee acteur communautaire relais mu ngi ci bàjjen mu ngi ci DS doom mu ngi ci
ñeneen ak ñeneen ñu ngi ci daal. léegi nag bi ma demee ñu formé ma ba pare ma ñëwaat nekkaat ci poste bi di liggéey ci poste bi, mais en même temps su ma paree les après-midi damay dem ci terrain bi, damay def ji ay VAD mooy visite à domicile, maanaam seeti ji nit ñi donte feebar amul. soit da ngay toog xool ci sa fichier wu planning bi nga xool ne diw mii kat war naa ñëw rendez-vous wam te ñëwul. lan moo waral loolu? xaaral ma dem seeti ko këram. man xam naa la, yàgg nañ di gisante, dama dem ba mel ni ci foofu laa dëkk, ndax fi may liggéey ak fi ma dëkk soree na mais soreewul, parce que dem naa ba foofu laa adopté wu. su ma ñëwee ma jël relever numéro téléphone bi, jël sa tur yépp def ci sama carnet, su ma paree wàcc ci terrain bi, su ma liggéeyee ba wàcc ci terrain bi dem seeti la, waxtaan ak yow. yenn saa yi nga ñëw malade bi ne la man de aw ma lu ma fayee ticket moo tax, ma ne la mais ñëwal rek, parce que tamit kuy liggéey ku xam santé xam ne santé dafa ànd ak social. ndaxte dëkk bi fi mu nekk nii nit tollu nañ foo xamante ne nii ku feebar war nga mën a faju. may profité wu di waxaale ne kii bi mu ngi fi CMU bi, ku feebar instant yi war nga mën a faju. nooy fajoo mooy paj mi dina yomb, dinañ la ko yombalal ba neewuñ la lépp lañ lay fajal, mais lépp lañ lay jëlal daal, mais dina am luñ la jëlal. ndax buñ la nee yow da ngay adhérer 1000 francs cotiser 3500, yow état cotiser la 3500, sa doom boo cotiser wala koo cotiser dinañ ko dollil moom it 3500. foofu neex na ba pare yow boo demee di faju soo ñëwee ci ticket bi yow 20% rek ngay fay, ñoom ñoo lay fayal 80% yi. bu fekkente ne garab yi am ci structure sanitaire bi la, ñoom dinañ la fayal 20% ngay fay, ñoom ñu fayal la 80% yi. bu fekkee ne nag ci pharmacie yi ci biti la, ñoom dañ lay jëlal xaaj, yow nga jël xaaj. xam nga loolu neex na, ndax ku nekk da nga daan xalaat naan man de bu ma bëggee jënd ceeb ak dawlin, bëgg a faju ji naa jënd ceeb ak dawlin, njaboot gi dund ci. léegi yooyu yëpp amatul. ba pare seen liggéey dafa am solo ci wàllum information boobu noonu. maanaam facilitation yi nga xam ne existé na ci au niveau des centres de santé, des postes de santé, pour que nit ñi feebar mën a faju. dëgg la waaw, ñun loolu dafa am solo, ndax ñun loolu moo ñu tax a jóg. mais tamit bi ñuy doxal loolu yépp corona ñëw dal ci suñu kaw, mas la ku ne xam ne mbas mi metti na. ñun tamit taxawuñu toog croiser les bras, dañoo toog. ONG yi doon nañ ñu seet si ñu ku mel ni ñuy def ak kiiwu palu yu nekk jaar na fi, mais bi mbas mi ñëwee waa AMREF dañoo ñëw ne ñun de dañoo bëgg a liggéey ak acteurs communautaires yi. ñu ne leen kay mën nañ liggéey. ñu ne waaw, comme léegi pandémie dafa am te mu bëgguñu leen a exposer torop, nañu liggéey ak yéen mais ci électronique, maanaam par WhatsApp lañ koy jàllale, ngeen di def ji seen visite à domicile. waaye visite à domicile sécurisé, maanaam booy dem ci terrain bi dañ lay jox matuwaay yi nga xamante ne nii di nga protéger sa bopp, lu mel ni gel ak masque. ñuy defaale ay visitu marché yooyu li ko wundoon mooy dañ doon jël ay masque. ñoom wax dëgg yàlla dañoo déployer woon ay masque, ay gel yi dañ ñu ko joxoon pour ñu utiliser ko, mais dañuy wàcc ci terrain bi dañuy maye masque ba masque yi jeex, ñu jël gel yi di ko jox nit yi ñu koy utiliser. ñu dem ba tailleur yi nekk ci biir marché yi di ñu di ñu interpeller, di ñaw ay masque di ñu jox, ñuy joxaat population bi, di ko def ci quartier yi, di ko def fu ne. ba pare suñ ko defee dañ koy filmer joxe ko comme rapport pour wan leen ne ñun ñii ñu ngi ci terrain bi, te lii dafa nekk lu ñu miin, lu ñu bëgg, loo xam ne passion la ci ñun daal. mën naa ne. mais bu ñu jëlee par exemple hôpital Keur Souuf fi nga nekk, ñaata relais communautaire yi ñoo affilié wu foofu noonu. foofu am nañ relais yi nag bëri nañ, parce que dañ fa am nañ fa ay relais, mais am nañ fa ay bàjjen aussi. léegi ñun ñëpp dañoo booloo, ñu ne léegi boo nee relais ne bàjjen dina indi tuuti frustration, ñu ne léegi nañuy wax acteur communautaire, ndax boo nee acteur communautaire relais baa nga ca, bàjjen baa nga ca, DS doom baa nga ca. DS doom bi mooy ki nga xamante ne nii ci programme palu la juddu woon, ndaxte ki nga xam ne day dem fekk la sa kër defal la test palu joxaale la sa ACT, xam nga kooku faj na la ci sa kër. waaw, ndaxte bu dee palu yu simple kese da ngay dem fekk nit ki ci këram defal ko test jox ko ACT. palu simple bi ACT rek la soxla, du soxla yeneen ak yeneen. loolu liggéeyu DS doom la, ñu formé woon pour DS doom, loolu moo tax ñu tuddee leen DS doom. ñu formé woon ci palu bi daal pour ñuy dem ci dër yi. waaw, léegi nag relais yi xaw nañu bëri tuuti nag, parce que dañu xool quartier bu nekk ñu ut fa ay relais yoo xam ne mooy polariser quartier boobu,
fu nekk pour que ndaxte relais nag dañoo ne profilam na nekk ku dëkk ci quartier ba wala koo xam ne bu waxee ca quartier ba nit ñi dinañ ko déglu koo xamante ne nii nekk na ci disposition ñëpp dinañ ko déglu ba pare am na tuuti crédibilité am na Pastef boo ko nee jugal dem dina dem ba pare du gis koo xam ne war na ko référé ndax relais dina toog di togg añ wala mu nekk ci liggéeyam nit woo ko fële ne man de sama doom ji biir bi day daw wala sama doom ji de mu ngi ne laaj ci man de xaw ma nan laay def relais ba dafay bàyyi la muy def ànd ak moom soo bu xawee yéex sax mu boot doom jo yóbbu ko jiitu ko ci structure sanitaire ba ñu commencé kaa jëlal soins yi waaw. Il faut une disponibilité une réactivité pour nekk relais bokk na ci capacité yu am qualité yu am solo yu relais war a am Marème Soda Revocap yaa ngi wax 400 volontaires yi nga xam ne ñoo leen gunge mais maintenant représentativité Revocap est-ce que c'est au niveau national wala Dakar la yem wala yenn régions yi rek. waaw c'est au niveau national parce que dañu ne xeex bi xëy na li Saint-Louis di laaj nekkul waa Dakar loolu lay laaj li Kédougou waa Salémata di laaj nekkul waa Diourbel loolu la ñuy laaj nekkul waa Sédhiou loolu la ñuy laaj looloo waral ba pare ñun ñëwuñu rek forcé la dañuy tàmbali ak waa Dakar par exemple waa Pikine ne man kat bëgg naa bokk ci xeex corona sama gox bi ñu ne leen organiser wu leen ñu organiser wu on a si nu nga koy waxee mbas mi xëy na ay réunion ak yooyu mënul woon nekk ñu am benn groupe WhatsApp boo xam ne si la ñuy échanger pôle bu nekk si la nekk di liggéey si parfois dañuy def ay réunion sur Zoom et cetera waa Kédougou ne nii la ñuy def waa Kolda waa Kaffrine waa Kaolack et cetera ku nekk en fonction yow si sa dëkk noonu ngay ak ni fa mbas bi toll mais xëy na li ëpp fii la waa Dakar yi fii lañ concentré wu mais terewul dañuy déggante parce que Dakar xëy na population bi fii la gën a nekk et puis comme tamit dañ doon liggéeyee ak suñu ay moyens bopp mënuñu woon xëy na ñun li ñu àttan ñeneen ñi àttan ko moo waral dañoo bàyyi de manière volontaire képp ku gis ne mën nga indi sa contribution mais pratiquement suñu mbokk étudiants yeeg ñoom ñu ngi tas un peu partout au Sénégal et li gën a am solo mooy la mise à disposition de l'information ñun tey suñu jotee information jëmale ko ci pôle scientifique bi dañuy wut ay mécanismes ay jumtukaay yu nga xam ne dañ koy mën a tasaare mu nekk lu nga xam ne day oyof ci dégg-dégg oyof ci jëf moo waral nga gis dañuy def ay visuel yi utiliser infographie li ma lay wax rek ci mbirum volontariat ñun suñu infographe nekkul Sénégal mi ngi ba Mali mais terewul lépp image bu ñu soxla day jàpp ci combat bi comme il se doit te soo koy remercier sax danaan la jaru ko c'est pour la bonne cause mu amaat ñeneen ñi nga xam ne ay chef d'entreprise lañ fii ku ci mel ni Karim par exemple moom directeur d'entreprise la mais ci mbirum infographie lay liggéey lépp lu ñu soxla def ñu koy defal te du ñu laaj benn dërëm parce que bi mbas mi tolloo teroo ba tey xam naa ne li ñu fi utiliser ci ay visuel bëri na torop muy benn ñaar tey sunu caméraman par exemple jigéen la mi ngi tudd Fatou Warha Samb donc may jaare aussi di féliciter di remercier Marie Mantoulaye ci bu nga xam moo nekkoon suñu photographe da doon ñëw ak caméra wam filmel ñu mook Warha ñu dem parce que aussi si côté sensibilisation def ngeen ay vidéos yu bëri Revocap def na presque une cinquantaine de vidéos. Effectivement def nañ lu tollu cinquantaine de vidéos avec des leaders communautaires avec des médecins avec des professeurs parce que ñun dañ ne le plus ñuy am ay nit yu takku parce que sama benn xarit dafa mën a tooñ mu ne Sénégal léegi moom li mu seetlu mooy c'est des peuples des buts des fois wala une fois bi nag avec X la parce que ku nekk ak nu mu koy multiplier am na ñu nga xam ne xëy na ñoom dañu bokk ci kuréel yu bari il suffit ñu wax benn wax rek ñépp dañ ciy gis seen bopp ànd ci il suffit que nga gis leaderu parti politique bi utiliser ay images Revocap nga gis gars yi yépp xëy na médecin bi parfois su waxee dañ naan moom mbirum médecine lay wax mais il suffit ñu gis seen leader rek automatiquement ñoom dañuy jàpp ci xel il suffit nga gis rappeurs yi bokk ci suñu visuel yi kuréelu rappeurs yëpp dañ koy jël partager ko il suffit nga gis par exemple benn acteur série wala benn docteur Kadia wala ku mel ni Ndeye Mour bu maladie infectieuse mbooloom infirmière yëpp dañ koy jël en fait ñun loolu lañ teel a comprendre cible bu nekk ñu définiral la benn stratégie de communication bu nga xam ne di nga ko mën a partager muy benn ñaareel bi
tey bi mbas mi ñëwee def nañ lu tolloog 50 émissions télé web TV rajo parce que dañu ne woon amuñu droit rek ñi nga xam ne dañu xam toog ne yàcc ne yasar moo waral ñu jël suñu relais communautaire yi suñu médecins yi déployer leen ci plateau télé yépp pour que ñuy dem di utiliser langage facile parce que parfois xëy na docteur Diama moom buy wax côté médical bi rek lay wax mais ñun ñi nga xam ne peut-être yàlla jàppale nañu am nañ tuuti xam-xam si loolu dañuy ñëw ut langage bu gën a simple xool ku mel ni El Hadj Bekaay Mbaye par exemple ne ko sensibiliser ñu pour que nit ñi bàyyi xew sensibiliser ñu pour que nit ñi di takk masque et cetera parce que xëy na médecin bi dina wax ba sonn mais du ci réussir campagne de sensibilisation yi itam baaxoon na si torop parce que communauté bu nekk je donne un exemple bi ñu demee tolloog mois d'avril dañu ne nañu lancer une campagne bu tudd une femme un masque parce que dañu gis taxawaayu jigéen ci société mu waral ñu dem fu mel ni Croix-Rouge bu Pikine ak ànd faak liñ naan infirmier chef de poste ICP bi mu ànd ak ñun ci sensibilisation bi après dañu gis ñu mel ni ay ministère de la femme ne ñun kat lii war nañ ko mën a def pourtant idée bu ndaw bu déparé la ci kuréel bu ndaw mais ñu dem ba au niveau national ñu jël ko def yeneen organisation yi jël ko adapté ko beneen bi ñu gisee que ne suñu mag yi ñi ngi dem ñi ñu gënoon bëgg ñi ngi dem personnalité yi ñi ngi commencé di dem ñoo xam ne ay de haute personnalité de ce pays là ñu ne nañu wax ak nguur gi pour que lieu de rencontre yeeg yooyu nañ ko wàññi parce que xëy na ndaw bi day ànd ak doole dina am résistance immunitaire bu muy am fekku ci mag bi fekku ci ki nga xam ne dafa am ay comorbidité donc nañu wax si lañ lancé benn programme bu tudd aar suñu mag ñi ñu gis mag ñi tamit itam ñu wut ay image yu mag yoo xam ne ñu ngi leen doon sensibiliser ndaw yi et cetera bi deuxième vague bi ñëwee itam ñu artu depuis mois de novembre ñu ne ñun kat dégg nañ président de la république ne Sénégal duñu attan deuxième vague donte ñëwagul ñu ne nañu waajal def programme bu tudd moytu ngir mucc moytu boo nekkee ci université bi moytu boo nekkee ci kaar yi moytu boo nekkee ci kër moytu parce que boobu tombé na école ubbi et cetera. donc yéen au fur et à mesure en fait yéen a ngi adapté l'approche. effectivement parce que ñun dañ ne fii moom li fi pexe mooy adaptabilité mooy flexibilité duñu rek tënku ci dara mais à chaque fois lu moment bi laaj lu jàngoro bi laaj loolu dañ koy def et nag li ñu ko permettre mooy ñuy waxtaanandoo xeebuñu kenn xeebuñu xalaatu étudiant bi xeebuñu xalaatu ki jàngul parce que xëy na médecin bi moom mën na ne man damay faj mais am na yeneen paramètres yoo xam ne du ko maîtriser et ñun nag yooyu yëpp la ñuy jël valoriser ko pour mettre ko au bénéfice des populations. Docteur Diama nga ñëw ci période deuxième vague bi commencé diriger CTE bu nekk Diamniadio bu ñuy déggee parce que dafa am ñoo xamante ne booy wax première vague deuxième vague dañ lañu naan comprendre ak luy loolu yéen nan ngeen di xaymaawee foofu naka ngeen doon percevoir ni effectivement y a une deuxième vague bi nga xam ne mu ngi ñëw ci CTE bi nga doon diriger ak dégg nañu sànq docteur Marie Khemesse ne des fois dañ toog ay jours njabootam du ko gis dina absenté en tant que femme naka ngeen doon gérer rush boobu ak allier la vie de famille et la vie professionnelle. Merci Oussama. Effectivement en tant que femme man je parle de la femme de manière générale même bu dul femme médecin femme buy liggéey jigéen buy liggéey rek toujours dina métti nga allier sa vie familiale ak sa vie professionnelle. D'autant plus que liggéeyu santé ñëpp xam nañu day ànd ak ay liggéeyu guddi. liggéeyu guddi yooyu nag waaw liggéeyu guddi yooyu nag moo metti xam nga bàyyi sa njaboot tëj sa kër dem fanaan hôpital waaye nag bon lépp rek da nga koy jàppee ni ci dimbale doomu aadama la da ngay jàppee ne dafa nekk li nga xamante ne daal yaa ko giñoon te dañ la formé woon pour loolu te da nga war a taxawu sa réew. et su boobaa tamit su fekkee nga nekk ci famille bi nga xam ne dañ la comprendre say doom xam ne yow sa rin bi da liggéey lii la sa borom kër tamit jàppale la si comprendre la daf ci am solo te man sama borom kër maa ngi koy sant ci loolu ndax bi ñu ma proposé poste CTE bi moom ma njëkk ne demal fekk may nekk di hésiter mu ne ma non demal yooyu dafa baax waaw donc maa ngi koy remercier bu baax ci loolu daal parce que yombul ma ne ko loolu yombul donc vraiment moom liggéeyu jigéen moom ci côté yëpp la méttee que mu nekk médecin bi que mu nekk ci beneen domaine boo laajee honorable député mi tey c'est sûr que moom it dina la wax li muy daj waaw c'est
nan noppi ba ay yaay Fall ay yaay Fall lañ yombul daal waaye daal suñu borom mu ngi ci suturaal bu baax ñu ngi xool daal ni ñuy organiser di mën di bàyyi xel suñu njaboot bàyyi xel ci kër ga ak toppatoo liggéey ba mu jaar yoon. est-ce que pour protéger njaboot gi il vous arrive toog ay jours yoo xam ne doo leen teg bët. man nag j'avoue que defuma ko woon maa ngi fàttaliku bi première vague bi commencé sama doom bu góor bi mu ngi am 8 ans mu ne mi yaay coronavirus ngay liggéey yow dañ lay utal benn néeg yow doo fi ñëw di fanaanati comme ça boo wàccee ngay dem foofu mais j'avoue que mesure barrière daal marché woon na parce que yàlla suturaal nañu ni ñu ci nekkee ba léegi nii sama waa kër de kenn mësul ñëw feebar bañ ne ko testé nañ ko waaw sant yàlla daal te je pense que peut-être que santé bi ñu nekk suñu borom moo ñuy jàppale. moo tax geste barrière yi am solo. sol sa ay masque suñuy yëree du yegg kër ga suñuy yëre hôpital lay des hôpital dafa am lu ñuy wax buanderie fa ngay bàyyi si ay blouse ak yëpp man su ma daal liggéey benn peexu daal lay sol mooy nekk sama maalu oto ma am ay carax si biir oto bi donc chaque fois daal yooyu hôpital lay dugg du génn hôpital donc vraiment y avait plein de mesures yi nga xam ne dañ ko doon jël ngir rek bañ a wàll suñu njaboot. léegi maa ngi doon wax ci wàllu seconde vague bi. seconde vague bi noo ko dundee nag période boobu yow si nga jël relais wu ndey ma. bi ma nekkee ci première vague bi dalal jàmm xam nga dañuy toog benn instant maladie commencé wàññeeku ba ñu tëj sax yenn CTE yu bëri jëm ñaaji boobu si dañ ko tëjee woon ñu jekk rek nag deuxième vague bi commencé waat ñëw man si deuxième vague boobu la ma sama hôpital proposé ministère pour ma gérer CTE bu jëm ñaaji bi. mu nekk benn affaire bu gaaw. dañ ma ko wax tey ma xëy suba ministère woo ma ne ma tey réunion suba ubbi CTE donc y avait vraiment une pression énorme boobu cas grave yi ñu ngi bëri fallait que ñu ubbi beneen CTE pour mun a contenir cas yooyu yëpp di ñëw parce que benn instant dalal jàmm dafa feesoon donc vraiment au début moom yombul woon woote yi bëri woon na amula woon guddi amula woon bëccëg corne daal yombul mais avec le temps ndànk-ndànk da ngay dem ba bon après da ngay miin daal. est-ce que expression besoin yi ngeen daan li ngeen di soxla ci CTE yi boo leen koy exprimer boo leen di exprimer seen besoin yi ngeen soxla parce que rush bi ñëw na malade yi ñu ngi bëgg a bëri des fois il faut nga jauger ñi nga war a recevoir amul ñu génn est-ce que daan na yomb ci période crise bu mel nii waaw deuxième vague bi nag j'avoue que besoin yi expression de besoin yi ñu doon def du ne yëpp lañ doon mën di satisfaire parce que ñëpp xam nañu ci première vague ba budget bi ñu dégagé woon pratiquement lépp dafa jeexoon donc deuxième vague bi affaire yi vraiment desoon na amoon nañ le minimum mais vraiment desoon na on a vraiment senti que moyens yi desoon na. En tant que médecin en tant que professionnel de la santé pour yow seconde vague bi c'est vrai que yeneen dëkk yi ñu ngi doon dégg seconde vague dafa mel ni dafay am benn effet buy ñëw bu ñooñu bu ñu nekkee seconde vague rek ñun après quelque temps dañu am seconde vague est-ce que c'est une évidence wala au niveau interne benn relâchement dafa amoon concrètement. waaw relâchement moom amoon na ñëpp xam nañ ko ndax booy xool première vague bi ñuy toog bay commencé naan ngi wàññeeku juste après màggal Touba bi la da ngay génn ci mbedd yi man je me rappelle damay génn ci biti su ma solee masque mais après man damay bizarre parce que damay génn man kese ma sol masque kenn du sol masque dañ lay xool donc vraiment y avait un relâchement surtout xale yi mag yi sax li leen ci fekk su ndaw yi donc ndaw yi dañ doon génn daawuñ sol seen ay masque boo leen waxee sax ñu naan la corona amul waaw naan la corona jeex na xew yi commencé waat l'état aussi dafa relâché wu bu baax tamit parce que benn instant couvre-feu bi ñu daan wax 21h sax da ngay gis gars yi di dox au-delà de 21h donc y avait vraiment un relâchement te population bi aussi dañu sonnoon parce que couvre-feu bi aussi vu suñu contexte bi ñu nekk de pauvreté c'était pas évident donc waaw du ma ne waa hôpital donc ñoo sonnoon mais même population bi dañoo sonnoon ngay toog war a liggéey guddi war a daw dépense ñooy la yow mënatoo génne da ngay toog difficile woon na pour ñëpp surtout sur le plan économique c'était très difficile man je pense que loolu moo taxoon gars yi lu ci bëri relâché aussi si yëpp daal bëggoon daal mbas mi rek jeex far ndekete yow deuxième vague bi mu ngi ñuy xaar. ci difficulté yooyu laay taxaw ak yow Ndiémé Gueye relais communautaire foofu ci Tëngéej yéen nag am na ci côté sensibilisation bi ak waxtaan ñi nga xam ne ñooy askan wi ci feebar bi surtout mbas mi nekk coronavirus est-ce que da ngeen ci doon am ay jafe-jafe ngir waxtaan ak ñoom. waaw commencement bi daan nañ ci am tuuti jafe-jafe ndax xam nga tamit loo tàmmul mais mettiwul mën naa ne mettiwul ci benn côté ndax comme tàmm nañ terrain bi miin nañ terrain bi nit ñi yàgg nañ ñoo gis yàgg nañu miin nañ suñu kanam xam nañ ñu saay bu ñu ñëwee. xam nañ ne ñun ñii dañoo ñëw pour ñoom rek ñoo ñu ñor askan bi rek moo ñu ñor loolu moo tax. wóolu nañ ñu daal ba yàlla def na ne commencement bi nag doon nga am tuuti problème parce que surtout jeunes yi sama moroomu jeunes yi man damay toog di waxtaan man samay xarit ci boppam sax
su ma ñëwee ñu ne xool ko madame corona yow rek yaa fi gis corona man damay takk sama masque ñëw samay xarit ñu ñëw toog ma ne puusal ñu ne xool ko kii dafa bizarre ñun xaaral ñu dem fële man du fait damay préférer sax bañ a génn dem ci samay xarit parce que da ngay dem foofu ñoom non seulement dañoo indiscipliné chaque jour ma wax leen que man leen yéen vous êtes indiscipliné doo leen yéen bés boo leen coronawee du ma bett daal en quelque sorte mais yàlla def na ne loolu yëpp amagul te ñun tamit tiitaloon ñu ci benn côté mooy ñun chaque jour ci pandémie ci diggu pandémie bi fu mu gën a méttee ñun dañ doon dem ci terrain bi nag ci ay risques waaye bu ñu ñëwaan daan nañ fexe di wan nit ñi que ne yenn image yi bu ñu ñëwee yegg si xam nga nit mënoo ñëw rek ne ko waaw da nga war a teg fii ndox ak saabu mel ni policier déedéet ñun suñu ñëwee dañuy ñëw salaamaaleykum kafre waxtaan may ma ndox ma raxasu automatiquement kooku dina xam ne man mii kat fii dama fi war a teg ndox dama fi war a teg saabu képp ku dugg raxasu ba pare suñu paree ñu sensibiliser wax la ne la fii da nga war a def dugg raxasu génn raxasu ndaxte nag feebar bi moom nee nañ comme lii moo koy joxe lépp feebar bi li koy fi loxo moo koy jëlee fa mu nekk moo koy yóbbu fa mu kii nañuy raxas loxo yi saay su ne di takk masque surtout nag ñuy protéger suñu mag ñi nekk ci kër yi ndaxte man bi may dama seetlu benn affaire bu ma demee ci kër yi su ma ñëwee maire yi ak paa yi mag ñi bokk en quelque sorte su ma ñëwee dama leen di fekk ñoom ñu takk seeni masque bu ma leen waxee waa yéen a ngi ci kër yi di takk masque ñu ne ma waaw comme xale yi yéen da ngeen di dem rek te kenn xamu kenn mënu leen a téye kenn mënu leen a toogloo ci kër yi ñun tamit ñu takk suñuy masque fagaru ma ne leen nag man yéen laa àndal ndaxte mënuma woon a ñëw rek ne la waaw da nga war a takk masque déedéet mais dama ñëw fekk leen ci fi ma leen doon xaar ma fekk leen foofu kon yéen gàcce ngaa laama te tamit yàgg na yàggul metti na dëgg la mais nag bu ñu joxantee loxo tuuti continuer def li ci des daal foog naa bëri njëriñ loo fekkee ndaxte nag nga feebar faju nga bañ a feebar moo ko gën niñ naan xobbeeku boo laa lakkale pour man daal jeunes yi nañ continuer di takk masque yi ndax da ngay dugg ci oto mel ni feebar amul man su ma génnee ci mbedd mi damay sax bizarre même boutique ba bu ma fay dem damay takk sama masque suñu waa kër nee nañ damaa soof mais soofuma damay protéger wu rek ndaxte bu dul dara man bu ma aaru sama bopp ma aar ñi ma dëkkal ma aar sama njaboot aar ñi ma nekkal ndaxte nag bi feebar bi commencé sama borom kër daf ma ne yow moom bés bu ma corona yi dinaa jàpp ne yow yaa ma ko wàlla ndax yow yaay dem ci terrain bi chaque jour yaay dem yaay ñëw ma ne ko waa yàlla baax na mais am na lu ma la bëggoon laaj nit ñi dañoo ragaloon daw hôpitaux yi te yéen da ngeen di sensibiliser ci su mel ni ay programme élargi de vaccination ay xale yi war a ñëw ñàkku jigéen ñi nga xamante ne ay jigéen yu warul lañu waroon nañu ñëw di def seen ay visite ñi nga xam ne également dañu am ay maladies chroniques yu si mel ni ay diabète yooyu noonu waroon ñëw di def seen ay consultations périodiques nag effectivement en tant que relais communautaire remarqué nga woon benn absence des patients au niveau des structures sanitaires. waaw si foofu noonu bi ñu xalaatee loolu bi ñu toogee poste yi nit ñi kenn fréquenteetu ko dañoo district bi dañoo def lu mel ni SEVAKI mooy comité de veille et d'alerte ñu def ko jël ay jeunes oo leen jeunes yoo xam ne ci quartier yi lañ dëkk ñu jël leen former leen pour ñu def ay SEVAKI former SEVAKI boo xam ne dafa am ay pa ay maire ay chef religieux ay chef de quartier ñi nga xamante ne nii daal ñëpp am nañ kii ci koñ yi ñu seeti leen biñ leen seeti yee ñu oo leen ñu ñëw ñu defal leen formation bi pour ñuy dem di waxtaan ak wàcc ci terrain bi di def comme relais yi ni ñuy def di waxtaan ak nit ñi di leen sensibiliser pour ñuy ñëw ci structure sanitaire dem hôpital taxul am corona ba pare yow da ngay ñëw hôpital sax booy dugg boo yegsee di nga ñëw boo ñëwee ñu ne leen yéen fii ngeen di daw sax fii ngeen war a gën a fii ngeen nar a gën a muccee ndax soo duggee ci hôpital boo dugg yaa ngi gis ñu teg raxasukaay te boo ñëwee dinañ la ne ana sa masque même boo amul masque dinañ jël masque jox la ne la takkal nga takk sa masque doog a dugg ñu doog a mën a wax ak yow da ngay gis fii koo xamante ne nii day tëdd këram war a dem defi ji visitam ne man de ak sa man comme jigéenu wérul laa mënumaa génn dem si biti ndax bu ma génnee bu ma feebaree damay loru ñu ne la déedéet dangaa war a ñëw fii soo ñëwee faju yow na nga takk sa masque rek di jël say mesure de barrière respecter mesure de barrière yi xawoon na metti tuuti nag mais dox nañ ci daal ay jéego yu nga xamante ne nii ba loolu daal changé na nit ñi commencé waat di léegi nag ba léegi SEVAKI bi muy continuer
ñoom tamit ñu continuer xam ne lii dox rek ak wax mënu ko kii ñu joxaat ñu ay téléphone ci suñu disposition xool Sevaki bu nekk ñu jël benn responsable jox la téléphone jox la registre ne la foo référé na nga ko enregistré pour tamit xam nga relais li ngay bind da ngay bind def sa rapport mais man pour man relais dafa war a am cahier ndax relais boo amee sa cahier boo defee sa rapport ba pare ONG bi joxe bi financé kookom dafa ñëw laaj ay rapport am moom loolu moo koy justifier mais yow soo paree la nga liggéey da nga am foo ko war a def ba bu ëllëgee tey buñ la oowee ne la ah yow diw lan nga defoon si nangam ak nangam doo seet fen da ngay xëcc sa kaye rek ne ah man kat ba sàngam defoon naa lii defoon naa laa defoon naa la voilà. am na solo li nga doon wax ni donc relais communautaire am na solo parce que au début de la pandémie nit dañoo raaroon hôpital sama genre yi moom dem pour consultation sax dañ ko ragaloon foog ni dañ fay dem jëlee fa coronavirus. Marème Soda wax nañu approche bi nga xam ne Revocap am na ko par rapport ak la sensibilisation gestion pandémie mais ba tey actuellement fu mu ne nii ñu ngi wax affaire vaccination très rapidement parce que temps bi mu ngi ñuy commencer xoj vaccination bi nag méthode bu ñu teg en place. Revocap adhéré na si wala ci vaccination bi également am ngeen rôle bi nga xam ne Revocap mu ngi koy jouer parce que la vaccination également dafa am benn ñëpp d'accord uñ ci surtout temps yi la ñuy dégg avec AstraZeneca même avant AstraZeneca di am effet secondaire yi ñu ràññee ko am na ñoo xam ne dañoo jógoon lever seen ay voix di ŋàññi lii di vaccination avéré ou non yéen naka ngeen ko gisee. waaw balaa may dellu si waat rapidement ci mbirum vaccination bi je pense que baax na ñu taxaw tuuti ci organisation bi nga xam ne am na parce que communauté yi ñoom ñi ngi doon organiser wu seen boor et jàpp naa ne ministère de la santé war na def ay jéego pour jaajëfal ñi parce que ki jël ay risques dem tey ñun au sein du Revocap dañ ne suñu paree suñu ay activités ñuy def ay attestation yoo xam ne dañ koy jébbal suñu jeunes étudiants yi par exemple parce que liñ def c'est un service communautaire et tey bés bu ñuy dem vers le marché de l'emploi war nañ ko mën a fësal parce que expérience la un an foo xam ne yaa ngi ko fay def di dem di jël ay risques di dugg ci garage yi di dem di rencontrer ñu mel ni ay ñoom professeur Seydi baax na nga boole ko ci ay sa ay CV li mu wax que ne xëy na boo paree yow war na am benn expérience boo xam ne yaa koy capitaliser sa bopp jëm ci rapport et cetera loolu dafa am solo et day waral rek day génnewaat parce que en général loolu lañ ñuy reprocher da ngay liggéey ba dagg mais doo ko fësal fenn donc je pense que association yi nga xam ne jotoon nañ mettre en place ay initiatives war nañ commencer di xalaat ay mécanismes yoo xam ne dinañ gën a mën a valoriser le travail qui a été fait muy benn ñaareel bi personnel de santé bi dañuy waxtaan ak sunu médecins yi ñu naan ñu ñoom xëy na seen ay nelaw dafa néew depuis 1 an donc xëy na 3 heures de temps la ñuy nelaw et cetera donc je pense que population bi tamit war nañu ñi nga xam ne ba léegi dañu am ay réticence jëm ci maladie bi war nañu mën a conscient parce que koo xam ne depuis 1 an moom xëy na ay nelawam dafa néew SAMU ñoom par exemple nee nañ ñu li ñu jot ci ay appel musuñu ko jot bi SAMU dee SAMU ba tey da ngay gis benn médecin sax bu jël rôle brancardier pour mën a yëkkati malade bi day diis et cetera donc koo xam ne dafa nekk ci ay difficultés donc je pense que autant nañu remercier sunu autorités yi et cetera autant la ñu war a remercier médecin mais aussi population bi man dama naan waruñu rek chaque fois di leen xarab naan ñu respecté wuñ population yi def nañ effort yu rëy toog leen seen kër ñu toog seen kër maire bi jaay cere par exemple bi couvre-feu bi nekkee 20h 19h ngeen leen di gis ñu yenu seen cere di daw jaayatuñu mënatuñu nuyoo et cetera mënatoo am def sa xew comme ni nga ko bëggee parce que ñun Sénégal dañoo bëgg xew rawatina suñu mbokk lébu yi foog ñu ndaw rabine et cetera donc c'est des difficultés yoo xam ne xëy na ki nga xam ne ambulant la woon amatul tey ay ressources et cetera ñi nga xam ne ay salon la ñu yoree woon ay mbas mi dafa créer li ñu naan des pauvres conjoncturels et loolu nag état dafa war a jàng ci lii parce que mbas mi dafa génne suñu ay tumuranke lu bari ñu koy wax vulnérabilité suñu tumuranke si suñu mbirum économie tumuranke suñu système de santé tumuranke ci ay jéego yu ñu war a def jëm ci numérique bi pour xale yi nga xam ne ñi ngi jàng tumuranke pour secteur informel bi donc je pense que bu mbas mi jeexee état bi war nañu woote ay waxtaan yu yaatu
pour que population yi ak ñu xool ban Sénégal lañ nar a tabax pour génération yi di ñëw parce que incivisme daf ci feeñ manque de citoyenneté daf ci feeñ et lii nag damay wax États-Unis bi ñu amee 11 septembre dañ ci jàng ay leçons yu rëy France seen mbirum gilet jaune dañ ci jàng ay leçons yu rëy mais ñun fii en général dañuy day jàll rek jàll donc suñu mémoire xëy na ñun lu ñëw rek du grave si ñun donc je pense que war nañ toog nag am woo sociologue yi psychologue yi médecins yi ñu sumb ay waxtaan ci ban avenir la ñu bëggal suñu ndaw yi ëllëg maintenant pour revenir à la vaccination je pense que ñun comme ni ma la ko waxee lu ñëw rek dañuy am démarche de flexibilité ginnaaw nag bi ñuy ñun du ñu nekk ci posture réactivité dañuy proactive maanaam dañuy séentu balaa loolu di ñëw donc je pense que ni ñi ngi ci programme ànd ñàkku ngir wéy di moytu parce que waruñu ne rek vaccination bi ñëw na rek que dañuy toog ni yàcc ni yasaar. tey sax am na benn webinaire bi ngeen war a def ci par rapport à la vaccination importance bi expliquer nit ñi effectivement tax ñu war a dem war nañ def webinaire boobu ànd ci ñu mel ni professeur Seydi honorable Awa Guèye ñoom docteur Signaté et cetera mais li ñuy gën a insister di plaidoyer bu nga xam ne dañ koy def à l'endroit du ministère de la santé mooy wax ne ñun xeexuñu leen contre ñu leen mais dañuy ànd ak ñoom ci dëgg suñu gisee lii baax na ñu ne lii baax na suñu ne lii bon na li ñuy gën a xeex actuellement mooy stratégie boobu nañ ko gën a fësal wàccee ko ba relais bi buñ ko laajee mu xam lan. am na solo donc de belles initiatives yi nga xam ne soit jigéen ñi ñoo ko porté wala ñoo ci gën a fës docteur Diama ñàkku nga. waa jël naa sama première dose. d'ailleurs tey sax laa waroon jël sama deuxième dose mais comme dama yàkkamti woon mais damay bàyyi ba suba ma jël sama deuxième dose. man sañ lii de ah. ma tax non ñàkku naa jël naa sama première dose. xoolal ñu ngi ci dernière minute ci. en tant que médecin. nga bàyyi sa kër bàyyi sa njaboot nekk ci CTE bi di fa liggéey coronavirus yi mu ngi ci ba tey ban appel ngay lancer population yi. pour ñu mën a gën a fagaru xeex lii di coronavirus comme nuñ ko waxee pandémie bi dafa mettre à nu tous nos problèmes que ça soit au niveau de la santé que ça soit au niveau de l'économie te ba mu ne fu mu nekk ni jeexagul même bu fekkee vaccin am na il faut que ñu gën a defaraat suñu taxawaay balaa ñuy yegg ci yeneeni vague. waaw effectivement donc population bi vraiment rôle bi ñu war a jouer population bi moo ko war a jouer pour mbas mi vraiment wàññeeku pour mu jóge fi population bi daf ci am rôle bu am solo bu mu war a mën a jouer. lu demee ni respecter mesures barrières yi ndax képp ñëpp xam nañ ne ñun Sénégal pays sous-développé lañ mbas bii nii surtout deuxième vague bi ni mu ñëwee nii suñu système sanitaire attanu ko yéen a ngi doon dégg ay problème mu oxygène yàlla boo dem dans les régions da ngay dem ci poste de santé yoo xam ne oxygène sax amuñ ko te deuxième vague bi oxygène mooy vraiment ce qui a été vraiment très très précieux pour la prise en charge des malades kon daal population bi nañ gën a fagaru respecter mesures barrières yi dem ñàkku ji. ndax corona bi gaaw fi jóge ndax fi mu nekk nii ñu ngi wax deuxième vague mais kenn xamul ndax troisième vague dina am ñaanuñ ko yàlla nag mais dafa am solo daal ñu fagaru préparé wu ci loolu lépp gën a respecté suñu ay mesures barrières ndax suñu système de santé attanu ko suñu kii tamit suñu dirigeants yi aussi revoir comme ni ko honorable waxee suñu système de santé yi parce que mbas mi dafa révéler vraiment suñu fragilité système bi wane na vraiment que ay manquements yu bëri amoon na ci donc côté boobu vraiment war nañ toogaat réunir xool yan solution la ñuy apporter ba lu mel ni mbas tey kenn ñaan na ko yàlla bu fi amaatoon tey ñu pare pour mën a riposter. am na solo mu nekk docteur Diama Guèye responsable CTE bu Diamniadio nekkoon tey ganu jeune femme dynamique Ndiémé Guèye également nekk relais communautaire di jouer lu am solo parce que relais communautaire yi dafay baax ñu leen di fësal di encourager également jeunes yi ñuy engagé wu ci forme de volontariat bi Ndiémé ñu ngi lay remercier bu baax di nuyu waa Tëngéej yépp fa nga jógee. waaw maa ngi leen di fay te nag mënuma ñëw fii te jàllalewu ma sama benn message boo xam ne daf ma tenir à cœur yow honorable yow laa koy yóbbante soo demee nga waxal ñu ko nga yuuxul ñu ko ndaxte yow mii yaa ngi def liggéey bu am solo mooy acteurs yi ak agent de santé yi nekk ci structure sanitaire yi ne leen état mu intégré ci fonction publique parce que sonn nañ ay mère de famille lañ ay père de famille lañ dañoo yor ay njaboot dañuy liggéey dëgg la ñoo opté dem ci terrain bi ay volontaire lañ waaye nag booy gor day nañ gor day góor ci dara du dëgg léegi nag ñun dañuy lancer appel dama la koy teg daaka daal ci sa loxo nañu intégrer agent de santé yi di wax tamit ne jeunes yi nañu dem ñàkku ji na ñëpp dem ñàkku ji ñun
dañuy ñëw ne dañoo jëloon ne paa yi dañuy ñàkk ak mère yi ñi am 60 ans ak ñi nga xamante ne nii personnes vulnérables yi mais dañu toog ba mu yàgg population bi ñoo bàbbeeku ñëw ku nekk naan kañ laay ñàkku ma ne leen ñun de fi mu nekk nii lii ñu fi indil dañoo joxoon ay liste dañoo am cible bu ñàkk yi ñëwaatee nag ngalawaay na jeunes yi ñëw sama moroomu jeunes yi nañu ñëw ñàkku ndaxte fii mbas bu fi am ñàkk moo ko fi jëlee ci samay nopp dama dégg ñu naan maan ay peste ak ay kooku yooyu fekkewuñu ko mais nag yooyu nee nañ ñàkk moo ko fi jëlee kon nag ñun nañu ñàkku massivement ñun ñëpp ndax man ñàkku woon naa te waroon naa jël tey tamit sama deuxième dose comme ni ko kii waxee docteur waxee mais tey situation obligé damay obligé bàyyi ba suba xam nga loolu yow rek yaa ko loolu yaa ko mën a am ndax tamit nag kii man fuñ ma woo ci affaire relais communautaire damay bàyyi lépp lu ma jàppoon ñëw ci. merci beaucoup surtout Diama Ndiémé Guèye relais communautaire li mu wax am na solo ku def fukki at volontariat kat waaw góor am na fa place Marème Soda donc message bi mu ngi noonu boo demee nga. yéen ñàkku ngeen waaye man ñàkkuwuma parce que gisuma vaccin. donc je pense que loolu dafa am solo ñi ko yeeyoo nañ leen ko jox parce que dañ dem ba population bi jàpp ni borom barke yi rek ñoo yeeyoo ñàkk bi donc pédagogie par l'action mais dafa mujjee ëpp nag ñi ngi laaj ñi ngi ñaanaat ministère de la santé dose vaccin yi war a ñëw nañ ko jox askan bi parce que ku laa naam ne fa parce que mënoo wax nit ñi ñu fàggandiku nga jël rek jox ko borom barke yi bàyyi ñu te nag dañ yàgg di wax ni rongoñu baadoo la mooy siim cere buur je pense que ne ñun askan bi ñooñu fi teg ñooñu lañu war a liggéeyal seen jooytu incha allah. pédagogie par l'action boobu ñu doon woote ñàkku chef de l'État ak bu ministre de la santé doy na ci ngalawaay nañu jox personne. en tout cas nañ ko jox daal ñi ko yelloo. man it également maa ngi remercier docteur Ramatoulaye Diagne Gueye merci beaucoup ci taxawaay daf ma jàppale également par rapport ak émission bi Jama xam nañ ci dara ñu ngi koy remercier bu baax di leen jaajëfal yéen également téléspectateurs yi safoo ITV rawatina femme dynamique nga xam ne dafay ñëw ñaari semaine bu jot fii ci ITV di leen jox dig daje ci beneenu numéro ñu nar cee ànd ak yeneen femmes yi nga xam ne am nañ Pastef doon jàmbaar jërëjëf.